seen émission sama kër. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi. jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër tey nag ñi ngi fii ci Paris ci 3e édition bu salon international bu ñu jagleel lépp lu jëm nag ci wàllum immobilier ca Paris bu ñu nee salon international nag gis ngeen ci ginnaaw nit yi ñi nga xamante ni ñi ngi fi diaspora bi wuy si nañu waa AFSI mi nga xamante ni ñoom ñoo organiser kon événement bi ci kanam sax danañ ci ñëw mais nag nee nañu ku wax mbirum habitat bu nekkee am nga interlocuteur bi nga xamante ni moom moo gën kon nag loolu day nekk njëriñ ci ñëpp moo tax nag dañoo tànn ci 2e émission bu sama kër bu 6e saison ñu waxtaan ak kilifa gi ki nga xamante ni moom moo ŋànk lépp lu jëm ci wàllum habitat ci wàllum urbanisme ki nga xamante ni moom moo yor kon la ñuy wax les bonnes réponses muy Diène Farba Sarr moom mooy jëwriñ ñu dénk kon wàllum habitat moom la ñuy fekk si léegi ci stand bi nga xamante ni waa ministère am ñoom ñoo ko fi teg rawatina direction de l'habitat xam ngeen ne projet bi ñu duppee une famille un toit danañ ci waxtaanee ci kanam kon ñu fekk kon jëwriñ ji kon fu mu toog Diène Farba maa ngi lay nuyu. Monsieur le ministre ça va bien merci ça va alhamdulilah ça va bien merci. Voilà. jërëjëf monsieur le ministre ci dalal bi ñu dalal fii ci stand bi nga xamante ni waa direction de l'habitat social ñoo ko fi def projet bii di une famille un toit danañ ci ñëw ci kanam mais ci ndorteel gi dañoo bëggoon rek xam monsieur le ministre lan nga xalaat ci genre initiative yu mel nii ay jigéen ay góor jëkk pour mën a jaay lu jëm ci wàllum habitat projet immobilier yi nga xamante ni promoteur privé ak état bi ñu koy rek jëmal. Merci beaucoup Dieynaba d'abord bala may door dama bëgg a remercier le président de la République et son premier ministre le président par sa vision le premier ministre par l'exécution de sa vision loolu nekk loo xam ne dama koy rafetlu parce que habitat fu mu toll léegi je pense que le président de la République moom la dama bëgg a wax rek ne tey li fi xew nii ñëwuma c'est la première fois may ñëw li ma gis tey wane na ni vraiment si ça dafa avancer dafa nekk en maturité mooy par le nombre de stands d'abord ak par la présence de tous les promoteurs au nombre de 27. tey ñi ngi fii ci Paris monsieur le ministre xam nga bu ñu ne Paris ne diaspora bu ñu ne diaspora mooy ñàkk xel bu dal jëmee ko ci wàllum projet immobilier yu ñuy rek def foofee ci Sénégal ndaxte tey du ñu ne sax mur de lamentation dina am parce que sànq dégg nañu am ku ne foofu ñu daal di dalal seen xel ci projet immobilier yi nga xamante ni ñi ngi fa yow nee nga njuñ njaaj bi na wàññeeku. waaw c'est vrai parce que xam nga bu njëkk avant l'avènement du président Macky Sall. amoon na fa ay njut njaay yu ma tudd tur parce que ñëpp xam nañu ko mais dama bëgg a wax rek ni bi président Macky Sall ñëwee dafa ne ma il faut que ñu xoolaat mbir mi ci dossier yi parce que dossier bu baax dina tax ñu xam kan mooy promoteur bi nañ xam espace financier am dinañ xam lu mu mën ak lu mu mënul ndax amul benn contentieux juridique loolu yëpp moom la ñu tëral au niveau du ministère léegi bala ñu reconnaître promoteur il faut nga def cahier de charge def ay convention yu leer yoo xam ne moom ngay signer ak ñun soo ko signé nag léegi ñu mën la reconnaître comme promoteur léegi nous sommes ils sont au nombre presque de 27 28 et toujours ñu ngi gën a ñëw parce que loolu aussi dina tax diaspora bi vraiment am ñu sécuriser leen parce que comme lañ fi gisoon bu njëkk ay ñoo xam dañu joxe seen xaalis ba pare waa ji réer méngi kenn gisatu ko loolu dafa nekk loo xam ne président bugg ko moo tax nag léegi man depuis ma fi nekkee en 2014 cas yooyu amatul parce que dañu jël suñu matukaay aussi pour régler problème boobu sécuriser espace de l'habitat bi. xam naa ne émission sama kër mbokk monsieur le ministre sénégalais diaspora bi li ñu koy seetaan bari na fu ne nag la ñu nekk di rek daal di sàkku ay question ci wàllu habitat ñooñu lan nga leen dencal sénégalais yi nekk ci diaspora bi. waaw xam nga li ma leen dencal bari na parce que en fait man c'est pas la première fois ñun sax suñu bopp dañu organiser par exemple des salons itinérants dem nañ ci dëkk yu bari jël produit teg ko seen kanam. won leen yi nga xam ne mooy condition pour nga am kër loolu yëpp dañ koy def yow nga koy def ñeneen di ko def parce que yow habitat daf la intéressé et man moo tax vraiment justement ma soppale sax ci loolu parce que en fait habitat dafa nekk loo xam ne dafa soxal ñëpp parce que ku ko amul rek vraiment amuloo sécurité sécuriser wuloo sa famille parce que demoon naa Tivaouane sëriñ bi di ma wax ni monsieur Diène Farba Sarr
kër dafa am solo njaboot li nga koy sécuriser moo ngay utal ko kër mais borom kër bu jógee fii te vraiment amuloo kër mooy premier enferu famille et donc loolu vraiment nekk loo xam ni aussi ñun dañ ci conscient ñun gouvernement ba nga xam ni li ñu leen dencal dafa bari parce que soo jëlee la politique des 3F bu président Macky Sall dafa ne bon léegi xam nga bu njëkk gouvernement du doon accompagner promoteurs yi comme du leen doon accompagner le prix du logement naturellement dafa cheroon bon parce que le coût de revient du logement était trop cher kenn mënu koon jaay à perte léegi nag avec l'avènement des pôles mu jël le pôle de Diamniadio le pôle de Daga Kholpa nekk 2870 hectares le pôle de Yène 422 le pôle de Déni Biram Ndaw 1721 après le pôle de Diaougou Bambilor 600 hectares au total nekk 13 000 hectares région yëpp aussi ñu def fa ay pôles au total presque nous sommes à 20 000 hectares de terrain yoo xam ni promoteur boo xam ne reconnaître nañ ko à notre niveau le terrain est gratuit xam nga loolu dafa am solo. day wàññi njëgu kër logement yi loolu ñu defal leen ko mooy problème mu pôle yi ñu régler ko problème mu financement ñu boole leen ak ku ñuy wax Fogalog mooy le fonds de garantie du logement au logement loolu suñ ko defee xam nga aussi dañuy subventionner ñi nga xam ne ils ont des revenus irréguliers ñooñu xam nga mënuñu woon am koo xam ne amuloo salaire fixe suñ la dimbalee par une subvention loolu dina tax nga mën a jot logement. Et puis il y a sur le fond il y a la loi d'orientation sur l'habitat social nga xam ni il y a le fonds de l'habitat social encore qui sera financé bon par les taxes en ciment loolu yëpp dafa am solo loolu le président daf ko def rek pour dimbale aussi nit ñi loolu mooy financement nga jël aussi BHS li mu ciy def BHS dafa wàññi délai yi léegi yokk aussi wàññi taux d'intérêt yokk délai yi à 25 ans loolu dafa am solo xam nga loolu BHS a ngi def liggéey bu rafet maa ngi koy rafetlu aussi au passage di aussi rafetlu liggéey yeneen institutions financières yi waaye moom dañ ko ràññee parce que depuis 30 ans 35 ans mu ngi fii di liggéey bu rafet maa leen di remercier loolu yëpp soo ko jëlee mooy des instruments yoo xam ne qui accompagnent par exemple la demande en logement suñ ci jógee autre problème fiscalité dafa nekk fiscalité xam nga soo gisee léegi dañu jël l'IS est réduit à moitié TVA exonéré nga jël tous les projets d'acquisition de logement à un taux forfaitaire de 1% nga jël par exemple tous les matériaux yi nga xam ne liggéeyuñ ko fii te muy dugg dans les logements ñu détaxé ko loolu dafa nekk lu am solo président Macky Sall loolu la defal ñii. mais loolu dafa tënku ci loi d'orientation bi mais aussi président Macky Sall lu mu wax aussi c'est important nee na priorité bi mooy ñi nga xamante ne mosuñoo am kër ñu jox leen kër loolu moom mooy priorité ñu leen woowee ay primo-accédants. les primo-accédants waaw les primo-accédants sax dañ bokk ci ndogal yi nga xam ne moom la président def mu nekk ci Fogalog bi mu nekk aussi ci salon itinérant yi yooyu yëpp c'est des instruments yoo xam ne pour jàppale ñooñu nga xam ne mosuñu am kër ñu la wax les primo-accédants et donc aussi ñu wax ceux qui ont des revenus irréguliers loolu dafa am solo. mais dañu jeexalee monsieur le ministre ak lu jëm ci wàllu logement yi mais rawatina location vente parce que ñu bëri dañoo jàpp ne loolu moom mooy tax problème yi ñuy am ci wàllu logement mu dañ yow lan nga ci xalaat est-ce que dañoo war a indiwaat lu jëm ci wàllu location vente. door na ma jox la information bi commencé waat na location vente promoteur privé yi commencé waat nañ ko waaw di fay xaalis chaque mois nga joxe ba moomal ko sa bopp loolu commencé nañ ko. et puis ci dañ koy saxal gën ko amplifier aussi voilà. kon mu nekkoon jëriñu ñu dénk wàllum habitat sànq wax nga ko banque de l'habitat du Sénégal liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di def ñoom tamit monsieur le ministre ay partenaires u émission sama kër lañ dañuy dem rek seeti waa banque de l'habitat du Sénégal gannaaw nag bañ la gërëmee bu baax a baax sant la lan moo nekk sa mot de la fin. waaw sama mot de la fin vraiment gërëm ñëpp promoteurs yi fi nekk di remercier ñi ma àndal mes collaborateurs di la remercier yow parce que yow vous êtes intéressé par l'habitat di remercier le président de la République comme ni ma ko waxee rek sànq parce que li yëpp moom la aussi parce que bu njëkk seetlu ngeen ni avant on n'accompagnait plus les promoteurs privés moo taxoon logement gën a cher mais SICAP ak SNHLM mais léegi soo gisee SICAP ak seen projet yu bees yi nga gis SNHLM ak seen projet yu bees yi su ngeen demee seen stand gis ngeen li ñu war a def biir Dakar et dans la banlieue ak yeneen dëkk yi mais vraiment ngeen xam ne la construction est en effervescence positive. En tout cas merci monsieur le ministre kon ñu dem seeti Banque de l'Habitat du Sénégal.
gis ngeen jëwriñ yi lu mu rek daal di wax par rapport un peu ak li nga xamante ni gouvernement bi bëgg na ko liggéey ci ndimbal bi nga xamante ni bëgg na ko dimbali askan wi pour ñu am kër sànq mi ngi ko doon wax Banque de l'Habitat du Sénégal kon njëriñ bi nga xamante ne amal nañ ko askan wi parce que maa ngi leen ko doon wax kon Banque de l'Habitat du Sénégal dafa am ay programme yu am solo ñu rek daal di tëral ngir dimbali askan wi dans le long terme maanaam ay prêt immobilier yuy jógee kon 10 ans jàpp 25 ans loolu yëpp nag kon askan wi ñoo ko moom waa Banque de l'Habitat du Sénégal nag ñi ngi fii ci Paris na jiite di jiite bureau bi fii nii ci Paris di Abdoul Kassé kon mu nekk di waxtaan ak clients yi kon Abdoul Kassé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Dieynaba. di rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy def kon ci Paris alors Abdoul bu ñu ne Banque de l'Habitat du Sénégal gis nañu taxawaay bi nga xamante ni am na ko Sénégal waaye aussi taxawaay bi nga xamante ni am na ko fii ci Paris lan nga ñu mën a wax ci liggéey bi ngeen di liggéey fii. Banque de l'Habitat du Sénégal nag dafa nangu di jàppale mbokk sénégalais fépp fu ñu nekk ci Sénégal waaye ci àdduna ci fànn boobu nag dafa créer benn filiale am def na léegi ay at ngir mun a jege mbokk Sénégal yi fépp fu ñu nekk ci àdduna bi rawatina fii ci France ñu am benn bureau boo xamante ne nit ñi mun nañ fa ñëw pour tijji seen compte waaye gannaaw loolu tamit jàppale leen ci lépp lu yëngu ci mbirum kër. ndax umpale ne que Banque de l'Habitat banque la buy yëngu ci mbirum kër donc suñu nekkin fii mooy may nit ñu mun a defar seen projet ndaxam demaguñu Sénégal wala mënaguñu dem Sénégal bu dee jënd la wala tabax ak lépp lu yëngu ci mbirum kër ñu mun leen ci taxawu fii jàppale leen ñu mun ko def ba bu ñu demee Sénégal mun ci jot daal tu soobee yàlla jàppale boobu nag ñu koy def ci ay fànn yu néew. bi ñuy ñëw fii nii sax dañu toog séntu xalaat li ñu mën a jàppale mbokk sénégalais yi ci loolu ñu génnee benn plan d'épargne logement buy may sénégalais yi ñu mën a am suñu ndimbal bu ñu dentee ci lépp lu ñuy fay ci téeméer bu nekk ñu ciy fay juróom waaw parce que tey boo seetee condition de financement yi wàññi nañ ko apport bi wàññi nañ ko diir bi yokk nañ ko pour may ku ci nekk mu mën a am li mu soxla ci li yëngu ci mbirum kër daal. te justement bu ñu nee Banque de l'Habitat du Sénégal am na bureau fii ci Paris dañuy rek am njortu ne xam naa ne compte yu bëri ubbi nañ ko fii xam naa ne peut-être bu ëpp na junni li ngay ubbi ci at mais lan mooy apport bi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi ko fi jëlee di ko yóbbu bi ci réew maanaam pour mën cee rek am ay projet immobilier maanaam xaalis bu ñuy indi Banque de l'Habitat du Sénégal yéen ngeen koy delloo Sénégal. xam nga boo génnee Sénégal comme ni ñuy wax rek nekk nga njirim. waaw amatuloo fa néeg amatuloo fa dara donc ki nekk bitim réew li ko njëkk a soxal mooy denc xaalis mun ko jëriñoo it dëkkam gannaaw loolu nag dañuy bëgg am kër ndax boo seetee sénégalais bu génn Sénégal rek ñëwam Sénégal da koy sóor ci am kër boobu noonu ñun ñuy may nit yu mën a tijji compte fii ci France tijji compte boobu ñu leen di defaral matuwaay yi di tax ñu mën a rawale seen xaalis ba mun ko jotee Sénégal bu ñuy wax ci tijji compte mun nañ wax weer bu nekk ci suñu agence bii nii nekk ci Paris 18e dinañ fa tijji lu mu néew 100 compte waaw bu ñu tijjee compte yooyu nit yi nag duñ mun a denc seen xaalis mun ko rawale foofu ba suba suñu soxlaa lépp lu yëngu ci mbirum kër ñu mun leen ci jàppale maanaam apport bi moo di may leen ñu mun a denc waaye jàppaleen tamit lépp lu ñu soxla mun ko defee fii balaa ñuy dem Sénégal wala fekkee mënuñu dem Sénégal. BHS mi ngi ci Paris BHS bëgg nañu mu dem Italie ak yeneen dëkk yu ci mel ni Espagne ak yi ni mel parce que sénégalais yi nekk foofu tamit dañuy kaas yenn saa yi ne banque bi yegsiwul foofu. filiale bi ñu créé fii tey moom moo ŋànk Europe bi yëpp maanaam tey lu xew Espagne lu xew Italie lu xew Angleterre fii lañ koy maanaam defee ñi nekk foofu tamit am nañu ay banques yu ñuy liggéeyal foofu ngir may leen ñu mën a di rawale seen xaalis foofu waaye itam lépp lu ñu soxla mu jëm ci Banque de l'Habitat ndaxam jóge Italie dem ba Sénégal gudd na ñu defee ko ba France ñun nag fii ñun ñooy gérer loolu noonu yëpp may leen ñu mën a réaliser seen ay projet am nañu sax ay clients yoo xamante ne jaru ñuy jóge ba Italie dañuy yónnee seen ay kayit depuis Italie ñun ñu jot ko fii ci France ci la ñuy jàngat seen ay mën-mën ngir mun leen lebal jàppale leen ci lépp lu yëngu ci mbirum kër donc li ma bëgg wax foofu rek mooy li tubaab bi di wax les distances sont vaincues aajowatul kenn di dem ba Sénégal mun nañ defee lépp depuis France et ñaan nañu yàlla tamit yëf yi gën a yaatu ba nga xamante ne dañuy am ay bureau boo xamante ne sa mbokk Sénégal moo la fay nekkal bu dee Italie la wala Espagne en tout cas loolu mooy yéenewu directeur général bi et loolu mooy suñu yéene ñun Banque de l'Habitat pour sénégalais yi. benn itti rek la am muy bokk ci ñiy taxawal ak tabax taax yu kawe te wóor lool rax ci dolli di saafara yéeney bépp client yoon wi sori woon na te metti lool waaye sant naa yàlla bi ma ànd ak Sococim ak Sima 32.5 ak 42.5 bi kenn dul gam-gamle saa su ma wàccee damay ànd ak cawarte ak bànneex bu mat sëkk ànd ak Sococim ngir liggéey bu wóor
ci bànneex. Sococim. Merci pour cette page de publicité. dem nañ BHS ñooñu suñuy partenaire la ñu bokk waaye xam ngeen ne nag ku wax lu jëm nag ci wàllum fondation wax bu baax a baax lu jëm nag ci wàllum ciment moo tax nag c'est l'émission sama kër dañoo tànn saa su ne di ànd ak ñi nga xamante ne mën nañu wax ñoom ñooy ndeyu ciment yi waa cimenterie kon bii di Sococim la ñuy àndal ñoom ñu ñëw ak ñun ci qualité bi waaye rawatina nag këyit yu wóor yi nga xamante moom moo leen di may ñoom ñu am ciment bu gënte wóor ñu ànd ak ñoom waa Sococim ñëwaat. fii ci Sococim bépp saako ciment bu ñuy defar daf ñuy wóor ne day bokk ci tabax ay jumtuwaay yu rëy yu mucc ayib moo tax ñu ne tey nañ leen jagleel visiter leen suñu laboratoire bi ak suñu certification yi. asalaamaaleykum man la monsieur Faye chef laboratoire bu Sococim Industrie. ci cimenterie bi laboratoire bi fii lay lépp di commencer te lépp fii lay mujjee lu tax ñu di ko wax moo di que xeer yi bu jógee fële ci carrière yi fii la ñuy calculer xool naka lañ leen waree jaxasee naka lañ war a mélanger pour que nga mën a am produit de qualité su ciment bi génnee suñ ko mélanger ba pare am na ay équipement dernière génération yi nga xam ne moom lay wax moo ñuy permettre ñu saytu bu baax liy dugg di ngeen ko gis loolu bu ñu pare foofu rek automatiquement jal boobu ñu defar nga xam ne moo jaxasee xeer yi moom lañuy jàpp wol ko mooy lii ngeen gis ni mu nekk sunguf bu nekkee sunguf moom lañuy jàpp togg ko buñ ko toggee moo ñu jox produit bi buñ ko toggee ba pare jaxase ko sunguf yi ngeen gis ni ak dosage bi ñun ñoo koy gérer toujours suñ ko jaxasee moo leen jox qualité ciment yi ngeen gis ñeenti qualité ciment nag les Sococim di defar CM1 CM2 CM3 si CM2 bi ñaari qualité boo am 32,5 ak 42,5 ñeenti qualité ciment yëpp nag dañ koy defar pour mun a tontu li nga xamante ne moom la client bi soxla client bu nekk am na lu mu soxla ñun nag daf ñu génne 4 produits yi pour mën a répondre seen demande 4 produits yooyu bu ñu ko génnee ku si nekk yaa xam ni nga koy utiliser bi ma leen si bëgg a jox comme firnde rek booy CM3 bi moom dafay barrage Manantali jamono 1985 ba léegi mi ngi taxaw Sococim ma ko defar su boobu jeexee ñi nga xam dañuy tabax booru géej ak si suuf yi nga xam ne day xaw a buuj yooyu yëpp CM3 lañ koy utiliser donc benn exemple la ngi doon ma jox leen si utilisation ciment yi loolu yëpp nag ñun pour ñu def ko si bés bi dañ def lu tolloog ñetti téeméeri analyse fu nekk ñu ngi càmbar fu nekk am na ay nit yuy daw dem fii jëli ay échantillons indi ñu analyser ko suñu jumtuwaay yi nag dernière génération yi gën a xarala si àdduna bi lañ yore suñu laboratoire bi soo xaymaa ñaata lañ dépensé passe na milliards ay milliards la loolu yëpp pour mën a rek génne ciment boo xamante de qualité la analyse yooyu ñuy def nag équipement yi mooy yi ngeen gis nii ah su yooyu mooy yii mooy définir chimie bi bu yooyu pare bi mooy définir naka la ciment bi sewee su yooyu yëpp dajaloo moo ñu permettre ñu ñëw suñu mbokk bitim réew tubaab bi ñu ñëw càmbar ñu xool ni ñuy liggéeyee xool suñu équipement mais gis nañ ne Sococim équipement yi ngay fekk fii ñu fi fekk mooy gën a nekk dernière génération soo moytu par rapport ak Europe ou ñu tolloo et ñoom bi ñu ñëwee xool ni ñuy liggéeyee tamit gis nañ ñun ñu liggéeyee noonu la ñuy liggéeyee ñoom tamit fële Europe loolu moo tax tey jii nii ñu ne ciment Sococim am na certificat boobu nag beneen domaine moo koy mooy gérer naka la ñuy defee mbirum certification bi. dal leen ak jàmm ci Sococim man la Mariam Ndour Diallo donc di responsable QSE di ñëw ànd ak yéen di leen leeral ci ñeenti xeetu ciment yi nga xamante ni moom la Sococim jagleel population bi di leen wax ne ciment bi buñ koy defar tàmbale ca carrière ba ni muy accès ci sac bi ba ni muy accès ci seeni loxo dinañ ko saytu juróom fukki yoon
ci wàllu qualité bi. saytu boobu ñu koy saytu bokk na ci li tax ñu jox ñu diplôme bi ñu naan certificat CE. CE bi dina tekki benn mooy tey bépp xeetu ciment bi nga xamante ne fabriqué nañ ko fii ci Sococim mën nañ koo méngaleeg ciment yi ñuy defar Europe ci wàllu qualité. ñaareel bi mooy Sococim andil na leen garantie ne ciment bii muy defar amul benn sikk-sikk te ciment bu mucc ay la te nag saa yi boo ko jëndee ciment qualité boobu ngay fekk ci ciment bi. tey jii nii buñ naan certificat CE Sococim am na ko mooy am na visa bi nga xamante ne ciment bépp bi muy defar fii ci Sococim mën na am dem ba fii ba Europe. CE yooyu na ngeen xàmmee bu baax dañ koy taf ci saag yi. cimenterie bu am CE tey mooy wane ne saay su ne boo jëlee sunu ciment même qualité bi lay nekk dafa constant waaw te tey sunu ciment mën nañ koo yóbbu fii ba Belgique ba France tout ce qui est communauté européenne. boo fa àggee ciment bi ñuy defar mook sunu ciment bi benn la. tampon boobu ñuy estampillé ci saag yi mooy wane tey ne Sococim am na visa pour jaay ba Europe. di jaajëfal bu baax a baax suñu partenaires yooyu waa Sococim Industrie gis ngeen kon seen publicité ak lu baax li nga xamante ni ñu ngi koy def ci wàllum ciment kenn du ñoom ciment bi nga xamante ni laata indépendance ba léegi ñi ngi kon fii ci suñu réew. dañu jeexalee mbokk yi ak suñu coup de cœur bu kon émission sama kër di nag Holding Baobab Holding Baobab nag dañoo indi kon yu yees xam ngeen ne Holding Baobab nag Dakaaru nag wax dëgg yàlla ku fa dem di nga gis seen ay programme yu am solo waaye bi ñu indi nag moom mooy résidence Les Signares ñoom nag dañoo bëgg kon li nga xamante ni moom mooy wàllum kër ci biir Ndakaaru mu nekk loo xamante nañ ko jëmmal moo tax dañuy fekk si Mamadou Mbaye maa ngi lay nuyu. Jéeno maa ngi lay fay. moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum njaay mi di responsable commercial ca Holding Baobab alors dañu gis sax Mamadou film yi di déroulé di gis kon li nga xamante moom ngeen indi mais résidence des Signares daanaka tur bi rek ala daw me na waaw damay fàttali Ndar damay fàttali Gorée donc lu tax ñu tuddee ko loolu parce que Teranga nañ commencé lii prolongement projet Teranga la bi ñu am Sacré-Cœur. ku ne waaw Sacré-Cœur Pyrotechnique ku ko xam mooy entrée kër góor gi mooy prolongement collège Sacré-Cœur balaa nga egg boulangerie jour ñun ngay am si sa càmmoñ moom laa lay wax ne la prolongement kii la parce que foofu amoon nañ fa 67 villas amoon fa 24 appartements yëpp ñu commercialiser ko moo tax ma ne dama fay dolli appartement defal la commodité yëpp. foofu ku ko wax xam ne accessibilité amul fu ko gën a accessible ci Dakar moom la ñuy wax entrée kër góor gi am naa fa appartement nag de différents types ak prix yu xéewale appartement yu yaatu ndax bi ci gën a ndaw rek def na 100 mètres carrés. mais Mamadou dafa mel ni kon villa la ci biir appartement daanaka. waaw bi ma la ciy dollil mooy am naa fa duplex type F5 duplex mooy bu ñu koy wax mooy villa ci biir immeuble boo xam ne ñaari niveau ngay am vue bu rafet am espace yu dégagé. ku mënta am kër ci zone boobu bu la neexee nga ñëw ma jox la sa duplex yi amoo lara looy ñee ci borom kër yi. di fàttali nag ne boo leen demee ba collège Sacré-Cœur en face villa yi ngeen fay gis waa Holding Baobab ñoom ñoo ko daal di def ngir xeetu baax yi nga xamante ni yéen ko rek daal di indi ci wàllum tabax mi. waaw moom laa lay dollil ne la villa yi ngay gis ñu nekk en marron beige nekk derrière la en face collège Sacré-Cœur loolu Holding Baobab la kon bu ñuy wax accessibilité baax na ci yaatuwaay ñun la en terme de qualité et de finition aussi boo ñëwee Holding Baobab di nga ko fa gis kon mbokk yi ku ci bëgg a xam lu la leer boo ñëwee nañ la visiter li ñu déjà réalisé au niveau de Sacré-Cœur. lu gën a neex Mamadou seen numéro ak logo Holding Baobab mi ngi ci suufu écran bi numéro yaa ngi fi kon jël leen ngeen woowaa Holding Baobab ngir xam kon lu jëm ci kon programme Signares yi nga xamante ne ñu ngi koy rek daal di indi wax naa leen ko nag Holding Baobab bokk nañu itamit ci ñi gën a jëmmal Ndakaaru. alors gis ngeen li lañ leen indiloon kon ci salon international bu immobilier bu Paris mi amoon fii ci espace Champéret wax naa nag dem nañu Le Havre dem nañu Mantes-la-Jolie dem nañu Rouen dem nañu aussi Bruxelles ngir rek gën a may doole immobilier ñun tamit puisque ci immobilier la ñu dugg gën a may doole aussi secteur bu ñu nekk moo tax kon ñu ñëw indil leen li nga xamante ni moom moo xew kon fii ci Paris mais nag du ñu jeexal te nag du ñu kon daal di rek kon recevoir ki nga xamante ni moom mooy Fatmata kon Diop Lo wala ma wax Fatmata Lo waxal Diop bi am na solo parce que Fatmata boo leen ko xàmmee bu baax bokk na kon ci kon émission sama kër ndaxte année dernière defoon nañ ko ren aussi ñu ñëw gunge ko ci li nga xamante ni moom mooy kon SISAP Fatmata gis nañu li nga xamante ni def ngeen ko ci une semaine yi dem Rouen dem Le Havre dem aussi Bruxelles loolu di mel ni kon da ngeen bëggoon itamit li ngeen doon def fii Paris espace Champéret ngeen wan ko aussi sénégalais yi nekk ci yeneen waaso yi.
dëgg la Dieynaba maa ngi lay remercier déjà si sa taxawaay ak sa présence si salon bi di wax ne voilà li yow tu es un personnage quand même incontournable su ñuy wax affaire lu jëm si mbirum habitat ak mbirum kër Sénégal salon bi nag comme ni nga ko waxee dañu def benn caravane boo xamante ne dem nañ fu nekk donc liñ ci jublu mooy fekk sénégalais yi fépp fu ñu nekk wan leen li ñuy liggéey si mbirum habitat li promoteurs yi di liggéey li état bi aussi di def di innover si mbirum habitat donc vraiment ñu am mbégte trop parce que sénégalais yi wuy si ñu te yombul organiser lu mel nii fii ci Europe dafa yombul donc vraiment ñu ngi ciy gërëm ñëpp notamment la Banque de l'Habitat du Sénégal di gërëm diaspora sénégalaise bi parce que tamit Europe dafa metti am jot yombul mais tamit ñoom ñëpp a ngi def déplacement parce que c'est le sujet bi moo leen amal solo donc vraiment loolu yëpp ñu koy rafetlu di ñaan tamit di ci def yeneen édition yu bëri ba ku nekk tam li nga siy wut si nga mën see jot incha allah. mais Fatmata donc à l'année prochaine incha allah. à l'année prochaine incha allah di leen wan nag mbokk yi ci image yi engouement bi nga xamante ni immobilier am na ko fii ci diaspora bi ak image yu ñu jëlee kon Le Havre, Rouen mais aussi à Bruxelles mais aussi fii ci Paris Espace Champéret di leen jaajëfal bu baax a baax Pape sama caméraman ak kii di Ousmane Thiam monteur nekk aussi caméraman bu xarañ ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ba fii léegi fukki fan ak juróom incha allah. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla